ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla di leen jaajëfal bu baax mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs Médias seen émission sama kër alors boo leen gisee fi ñu ne xam nga ne ñi ngi ci chantier waaye nag du n'importe quel chantier ñi ngi ci chantier wu Focus bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci Mermoz alors lu ñu fi indi tey jii c'est très simple dañuy ñëw tey pour xool li nga xamante ni moom mooy ay technologie yu bees yu am ci wàllum tabax boo leen seetloo bu baax ci quartier yi nekk fii ci Ndakaaru da ngeen di gis yenn saay fii lii du jóge fu nekk loolu nag waa Orange ne nag il faut que mu daal di dakk moo tax ñu indi benn service bu bees tàkk pour rek daal di gunge ñi nga xamante ni ñoom ñooy rek daal di tabax ngir ñu mën a dugal kon fibre optique ca ba ñu rek tàmbali tabax bi loolu nag tey jii la leen indil mbokk yi seen émission sama kër dinañ ci ànd nag ak Mariama Ba Diallo moom nag moom mooy responsable marketing ak intégration partenariat bu Orange Business mais aussi techniciens yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci mbir yi ku ci mel ni Abdoul Aziz Diouf moom mooy expert en câblage intelligent ak solution ak collaboration loolu yëpp ci Orange Business Service lay doon alors ngeen ànd ak ñun ñu xool innovation bi nga xamante ni dafa nar a nekk lu baax ci tabax ndaxte ci jamono yu ñu toll la ñuy rek daal di waxtaanee mooy tabax bu baax te mucc ayib mais surtout indi ay technologie yu baax ngir mën a rek daal di am dëkkuwaay bu baax ay ca ñu dem. alors gis ngeen nañ leen bisimilawee ci biir chantier kon bu Focus sànq maa ngi ko doon wax ci ndorteel bi tey nag dañuy def benn émission bi nga xamante ni émission spéciale ak Orange Business Service di nag benn pàcc bu am solo bu ñu leen indil ci wàllum tabax léegi xam ngeen ne maa ngi ko doon wax sànq yenn saa yi da ngay gis quartier wala bâtiment lëmb nga gis fii li di balle fu nekk ba sax taaru bâtiment bi dafay rek daal di yàqu wala sax bâtiment bi li ñu ci doon ci wàllum taar donte sax ay grand standing la wala moyen standing di nga gis yenn saay fii di fële fu nekk dina tax kon loolee nekk lu ñu dul bëgg di gis moo tax nag tey jii dañu tànn kon def reportage fii wan leen liggéey bi nga xamante ni waa Orange Business Service ñu koy rek daal di def gis ngeen nag dalal bi ñu dalal ci biir chantier bi madame Fatou Samb Niang moo ñu doon dalal moom nag bokk na ci ñi jiite chantier bi mais peut-être balaa loolu ñu waxtaan ak Mariama Ba Diallo moom bokk na ci kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk bile projet soxna si maa ngi lay nuyu. di la ziyaar Dieynaba. di la jàllo bi rek ko yàq. non comme ba bi jiitu na rek jàllo bi defaru na. ñaamoo ñebbe comme niñ koy waxee. jeex na tey. alors vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ni ngeen ñu dalalee ndaxte ku gis di xam ne lii du liggéeyu caaxaan mais peut-être balaa loolu ñu bàyyi la nga nuyu. alors maa ngi nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan di la jaajëfal di jaajëfal madame Dia mi ñu fi dalal donc man la ñu dénk wàllum defar ay solution biir Orange Business Services yi nga xam ne mooy jagal en fait système télécom ak réseau yu entreprise yi donc bu ñu nee Orange Business Services nag mooy wàll bi nekk ci biir Sonatel di jàppale di jàppale entreprise yi pour ñu accélérer en fait seen transformation digitale. transformation digitale bi donte sax xuusaguñu ci biir mais dafa mel ni seen nañu ko ndaxte lépp luy câblage ak yi ni mel gis nañ ne que dañ ko ranger donte sax chantier bi gros œuvre yi pare na mais la ca des di ñombort yu sew yi gis nañ ne ñu ngi koy rek daal di defar tey jii nii nan ngeen di accompagner entreprise yi balaa peut-être ñuy jox donc Fatou mu wax ñu lan moo tax mu tànn liggéey ak Orange Business Service. alors bu ñu nee jàppale entreprise yi pour seen transformation digitale dañuy xool en fait entreprise yi lépp lu ñu soxla en fait pour seen business gën a développer donc jumtukaay télécom yooyu informatique ak yooyu ñoom lañ leen di nu mu tuddati jagleel pour ñu mën a gaawal seen liggéey lu ci mel ni par exemple am wifi nga xam ne seen employé yëpp en fait dinañ mën a connecté wu liggéeyandoor defandoor dinaa ñëwaat sax ci yooyu ay réunion ku nekk fi nga nekk ñu def ay réunion de manière efficace
boo xoolee sax Covid bi wane na ne lu jëm nag ci wàllum jumtukaayu xarale yi léegi fépp la war a am ndaxte léegi da ngay toog fu ne di mën a communiquer fu ne te loolu lu koy indi mooy connectivité bu baax. exactement te tey loolu moo waral tey suñu taxawaay fii maanaam par exemple tey ni ñu accompagner Focus mooy dañu xam ne ñoom seeni clients en fait soit ay entreprise la ñuy doon wala ñoo xam ne dañu nar a dëkk bu dee ci ay entreprise mooy comme ni ma ko waxee sànq en fait employé yi muy marketeur bi muy comptable bi ak ñoom ñëpp dañuy soxla en fait ñii di dugal données ñii di partager données ñii di jël données et loolu li mën a tax en fait mu am mooy connectivité li ñuy wax haut débit usage yooyu en fait tey haut débit moo koy waral beneen bi mooy comme li nga wax sànq ak Covid bi dafa wane ne dañu war a liggéeyee neneen liggéeyee fépp ak ci yeneen anam comme li ma wax sànq mooy réunion yi ñuy def nga xam ne dañu war a gisante te diggante te mu leer donc pour mu leer nag loolu haut débit rek moo ko mën a waral léegi ki nga xam ne moom résidentiel la par exemple moom këram la image yi muy seetaan par exemple suñ ñëwee ci télé tey li ñuy wax image yu leer mooy image haute définition te loolu yëpp aussi pour mu mën a am haut débit bi rek moo ko mën a amal donc du coup loolu moo tax tey ñu lancé offre bu mel ni tey li ñuy wax desserte optique bi nga xam ne day tax liñ ci jublu mooy ci njëlbeen bi liggéeyandoog entreprise bi ba nga xam ne fibre bi buy pare bâtiment am bi fibre optique bi dina taxaw ba nga xam ne usage yooyu yëpp en fait dina neex a jëfandikoo exactement. exactement Mariama dina ñëw ak yow ci kanam kon fi nga teg fi nga nekk teg fa sa baaraam ñi ngi yegg si waat léegi ci yow kon mbokk yi xam nga ne su may donc di insister ci wàllum bâtiment parce que esthétique dafa baax trop ci bâtiment et c'est important tey jii nii ñu wax ak suñu promoteur immobilier surtout ñi nga xamante ne dañoo tànn daal di am desserte donc internet bi ci seen biir donc bâtiment lan moo tax tey ñu tànn ko sànq maa ngeen koy wax Fatou moom moo ñu rek daal di dalal su ma gisee jigéen ci biir chantier nag damay kontaan. waaw girl power loolu girl power voilà exactement femme devant. il est temps. franchement félicitations. merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal Dieynaba di leen dalal di leen sant aussi si teew bi ngeen teew fii ci suñu chantier bi. te di leen dalal bu baax a baax. en tout cas di la gërëm bu baax parce que dañoo bëggoon wane benn innovation ci wàllum tabax ngeen kon d'accord pour ubbi ñu seen chantier ñun ñoo leen amal njukkal donc ñun émission sama kër ak aussi waa Orange Business donc service. alors bu ñu gisee câblage yu bëri yi yëpp kon xam nañu ne li nekk ci biir bâtiment bi daanaka defar ngeen ko ba mu yemb mais tey lu ñu intéressé moom mooy fibre optique bi nga xamante dañ ko dugal léegi ci biir bâtiment bu ñu koy rek daal di tabax tey lan moo tax ngeen tànn. bile option. alors li ko sabab mooy Focus dafa nekk société boo xamante ne promoteur immobilier boo xamante ne maanaam markam luxe la luxe boo nee luxe ne très haut de gamme alors marque Focus loolu la tax na ba suñu clients yi tey bëgg nañ leen jagleel maanaam dëkkuwaay boo xamante ne dina méngoo ak tey jii nii lépp li ñuy def ci wàllum technologie ci jamono jii nii. client bii di ñëw Focus tey yaakaar naa ne équipe bu Focus yëpp li ñuy xar seen tànk tubéy mooy maanaam délivrer benn produit boo xamante ne su paree dina répondre attente client bi que ce soit ci wàllum taar confort que ce soit esthétique que ce soit qualité fonctionnalité alors loolu lépp nag boo ko waxee tey wax très haut de gamme wax dëkkuwaay bu méngoog jamono mënoo bañ a wax connectivité au débit connectivité au débit boobu noonu client bi soxla na ko mu toog ci këram soxla accéder yenn service multimédia yenn service streaming yi wala mu soxla accéder yenn service visioconférence pour def télétravail comme ni mu nekkee tendance jamono ji wala soxla bu mu mënti am maison connectée dañ koy wax tey jamono ji donc très haut de gamme mënoo génne maison connectée ci loolu noonu alors loolu noonu yëpp moo tax ba ñun ñu tànn anticiper ci li client bi soxla ba mën a def installation bi li ko gën a sabab mooy mën nañ ko def su client bi pare ba dëkk këram. mais loolu day ñaaw loolu day effectivement aspect esthétique ñun bi ñu bëgg a mettre en avant mettre client bi à l'aise day tax ba boo defee installation bi post livraison day indi ngay def ay toj.
di war a saa nga def ci benn nu mu tudd ciment bu weex boobu noonu muy feeñ. effectivement non ak focus sax nag du feeñ mais maanaam bu paree. ba ñu installé ko effectivement maanaam aspect esthétique boobu noonu la ñu bëgg a intégrer dès le début moo tax ñu tànn tey def dessert optique bi pré-câblel client bi appartement am nga xam ne moom bu ñëwee day tànn ban FAI moo ko neex mu dem def abonnement am amul benn fil bu ñuy jàllale fekk na jàllaleel nañ ko lépp et voilà loolu lañ ci jublu. donc bañ leen indilee produit bi ñoom waa Orange Business Service tegu leen ci baat. comme mun na nañ ko mën a waxee ndaxte yaakaar naa ne boo gisee lu baax di nga ko rek daal di tànn pour aussi offrir ce client yi le meilleur de la construction. on peut dire sax que ñun ñoo ko tànn parce que dañoo def expérience bi ak suñu ay projets yi jàll ba pare fekk boobu fibre optique tegagul woon tànk torop mais comme projet bii nii taxaw méngoo tombé na ak fibre optique ñu desservir zone yu bari donc ñun ñu ne pourquoi pas comme que suñu tabax. yëgsi na ba stade bi ñu teel koo intégré ci solution boobu noonu gis nañ ne Sonatel proposé na lii di dessert optique et li ñuy offrir en termes de débit doy nañu voilà. da ngeen di dem dañuy dem. Voilà. On va tout de suite voir les installations. Merci beaucoup Fatou wax nga lu jëm ci wàllum donc fibre bi duñ koy rek daal di dugalee ci biir xolu bâtiment bi mais loolu à la base parce que c'est important léegi di méngoo ak tabaxin yu yees ndaxte léegi xam ngeen ne sax matériaux de construction yi sax léegi dafa nekk ay matériaux yoo xamante ni yu yees la te faw ñu daal di kon méngoo bu baax a baax ak jamono damay ñëw fekk fii sama benn jaam xam ngeen ne séeréer yi moom ñoom ñooy jaamu tukulóor yi nangu nga wala nanguwoo Diouf. waaw tey nee naa lañ la ko considéré rek waaye benn buur moo am. nu mu tudd Abdou Aziz Diouf. mosuñoo gis séeréer bu muus séeréer yi généralement duñu intelligent séeréer yi mais tey moom considéré nañ la ko tey moom nee nañu tey moom exception la. ok waaw merci nuyu bu baax waaw merci Dieynaba ok bon di nuyu sa téléspectateur yëpp. en fait di wax projet bi ni ñu ko defee surtout li gën a important mooy projet yu mel nii dañ koy phaser donc phaser mooy ñu def benn étape xaar beneen étape mais étape bi gën a important mooy étape conception bi c'est-à-dire que plan yi bu ko borom bâtiment bi defaree ba pare foofu mën nañu wax ñu ñëw wala mu envoyé ñu plan yi wala muy jokkoo xam naa Mariama après dina ñëw ci naka la ñu mën a jokkoo ak waa OBS pour que déjà côté plan yi ñu jot plan yi ba pare mën a wax prérequis c'est-à-dire que li ñu mën a def ba nga xamante ne fibre bi dana jàll normalement te du am ay point de parce que fibre quand même lumière la booy jàllale donc da nga war a xool naka nga ko war a passer du n'importe quoi lañ ko war a passer parce que booy courbure yeeg yooyu yëpp dañ koy éviter donc looloo tax première étape de conception bi c'est important pour que ñun ñu mën a wax voici fi nga war a jaar voici gain yi nga war a am voici chemin de câble fi mu war a jaar et cetera jusqu'au point de terminaison. maanaam si ñoom bu ñu defaree seen plan ba pare il faut que yéen ngeen liggéey ci. en plus simple. waaw kañ il faut que ñun ñu liggéey si wax leen ne bu ngeen bëggee fibre bi jàll comme ni mu waree nii ngeen ko war a defee. fii nga point de terminaison yi fii la war a nekk pour que suba wifi bi mën a dox bu baax connexion internet haut débit bi jàll comme ni mu waree. loolu la ñuy woowee complémentarité ci liggéey parce que c'est très très important bu ay nit di liggéey surtout jumtukaayu xarale yi ñu mën a rek daal di méngoo gis-gis ak xalaat pour mën a kon jëmale liggéey bi kanam ñi ngi taxaw kon ci benn lii terminal la tudd tey moom nangu naa ne xaw ma dara. waaw fii moom moo war a nekk point de terminaison optique bi. mooy fibre bi fii lay ñëw fii la arrivée bi di nekk. léegi arrivée fibre bi bu ñëwee fii dañ fiy installer benn boîte bu ñuy wax PTO bon prise terminal optique donc prise boobu bu subaa soit nga am Livebox wala nga am modem bu fekkee par exemple kër yi Livebox la ñëwee wala bu fekkee entreprise ñu am ay routeurs yi nga xamante ne connexion yu gën a am doole fa lay jaar donc prise de terminal optique boobu dañuy fekk déjà ñu installer ko donc anticipation la boo xoolee donc day fekk déjà pare na donc moom buy abonné day gën a gaaw parce que day def abonnement bi rek déjà fekk na ko fibre bi defar nañ ko connexion bi ci biir yëpp jàll na léegi ma ñëw juste si étape yi ma doon wax ñetti étape yi première étape bi moo nekkoon étape conception bi mooy ci plan yi ñu liggéey et cetera léegi bu boobu paree léegi dañuy ñëw ci étape boo xam ne mise en service bi la mooy naka la ñuy dugalee fibre bi ci biir bâtiment bi léegi waxoon nañ prérequis donc il faut que mu am gain ba pare point yi ñu war a identifier tamit mu am ko parce que dañuy jàllale pour protéger fibre dañu am ay tubes yu ñu ci war a jàllale donc noonu la bëne moo étape mise en service boobu nag il faut que bâtiment bi pare c'est-à-dire pare mooy gros œuvre bi taxaw
mais peinture gul defagul carrelage étape période boobu moom moo gën a conditions yi daal. waaw kañ période boobu moo gën a optimal pour que ñu ñëw tirer fibre bi nga xamante ne comme dafa fragile donc du ñu fa nekk di ko dëgg ak di ko kii donc étape boobu moo gën a baax pour ñu tirer ko bu ñu ko tirer ba pare mu des dernière étape bi foofu day fekk bâtiment bi pare. bâtiment bi pare na waa ji peinture na defar na yépp ñu ñëw nag def connexion yi def yi ñuy wax soudure optique ba pare def certification loolu moo gën a am parce que ñun comme OBS la ñuy liggéey Orange dafa am loo xamante ne en termes de qualité loo xamante ne dafa méngoo ak ñun donc il faut que ñu génne la ay mesures yu baax yoo xamante ne identité la bokk sax. moo qualité ay mesures côté efficacité ak côté impédance buy wane ne fibre bi vraiment fibre de qualité la. man li ma comprendre kon mooy yéen da ngeen di nekk ci bâtiment bi du début à la fin c'est-à-dire que ci conception bi maanaam ci plan yi ngeen xool ci li ngeen ci mën a liggéey bu ñuy commencer di def câblage yi ngeen def ci li ngeen ci mën a def bu ñuy def finition yi ngeen ñëw def ci bu ñu paree nag liggéey bi ngeen ñëw génne li ngeen war a génne noonu la. waaw moom tey moom kii nga. intelligente naa. waaw noonu la donc étape yi donc dañuy suivre évolution bâtiment bi bâtiment bi nu muy évoluer tabax bi noonu lañ koy defee ba finition bi dañu fiy mujj. donc ñun partie télécom beeg ak fibre bi ñun ñoo fii mujj parce que dañuy xaar ba ñëpp a pare ñu def suñuy connexion def suñuy certification réseau ba pare def li gën am solo mooy labellisation c'est-à-dire que ñu identifier fibre bi nga xamante ne ku ñëw di nga xamante ne fibre bi nangam la appartement nangam la immeuble nangam la et cetera de ce fait comme li ma doon wax abonnement bi day gën gaaw parce que day fekk ñu. yëpp ñu def ko ba pare. en tout cas bii moom génne ngeen ko ba pare. fii boo xoolee lii mooy arrivé fibre bi fii lay arrivé donc PTO bi en général fii lañ koy monter arrivé fibre li ma lay wax tamit fibre dafa tuuti donc c'est. tuuti te bëri doole. ma ngoog boo koy xoolee comme lumière la ñuy wax ay micro diamètre bi lan la ñuy wax ay micromètres. donc c'est en micron boo xoolee 9 microns la diamètre bi xam nga 9 microns kenn mënu ko gis. moo tax nag liggéey bi. il faut que ay équipement yu spécifique ñoom ñoo koy def donc comme 9 microns mënuma ko gis moom moo tax damay am ay outils yoo xam ne ay lasermètre la moom la ñuy liggéeyee. geen bee nekk nii ñun dañu tirer suñuy tube orange ñu ñëw ba fii de ce fait fibre bi dugg ci biir dem ci chaque appartement. ba pare yëpp nag day daal di daje ci local boo xamante ne moom la ñuy wax local technique ci suuf. fii par exemple dañu wax ak Focus ba ñu jagleel ñu benn local boo xam ne dañ koy tëj nga xam ne am na sécurité ba xamante ne foofu la arrivé yëpp di ñëw arrivé fibre fa lay ñëw de ce fait foofu la ñuy defaree encore labellisation appartement diw mi ngi nii fibre mi ngi nii de ce fait tamit ñun en tant que Orange. bien identifié bien géré et bien structuré. c'est ça c'est bien cela de ce fait au moins repérage bi dafa leer ba pare ñun côté opérateur beneen bu ñu ñëwee dañuy fekk déjà defar nañ ba pare donc connexion bi day gën a gaaw dañuy def juste jarretière rek. affaire yi normal waaw. en tout cas merci beaucoup Diouf. ok jërëjëf merci sama jàmm merci jërëjëf maintenant li ñuy xool yi nag mbokk yi mooy avantage yi nga xamante ni moo nekk kon ci donc lii di business service bu Orange mais surtout di gën a am solo mais xool yéen ñi suñu mbokk constructeurs yi ak suñu promoteur immobilier yi ndaxte yéen suñu cible naka ngeen mën a def kon tey jii ba mën a bokk ci programme bi nga xamante ni ñoom waa Orange business service ñoom ñoo ko rek daal di indi Mariama ñëwaat na. bisimilah di kër madame ñëwal. alors Mariama tey jii nii lan nga ñu mën a wax tey ci avantage yi parce que gis nañu ngëneel bi vraiment en tant que peut-être ñiy yëngu ci wàllum tasum xibaar ci wàllum immobilier gis nañu vraiment nouveauté bi parce que nag quand même ku gis nen quand même da nga naan nen a ngi donc tey jii nii yow yan avantage nga ñu mën a wax ci promoteurs yi ak constructeurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci suñu réew te ñu bëgg Orange Business Service bu ngeen. alors Dieynaba Abdoul Aziz dafa wax lu am solo mooy bi mu ne en fait ci dañuy phasé projet bi et puis ñun dañuy ànd ak promoteurs yi ci njëlbeenu projet bi même à la phase de conception donc parce que promoteur bu nekk li la soxal ci projet bi mooy mu pare à temps. donc délai bi mu nekk ci budget bi nga définiroon xaalis bi ak mu nekk aussi bâtiment wu qualité defe naa loolu duma si ñëwaat parce que sama mbokk yi wax nañ si lu bëri donc loolu moo waral ñun ñu offre bi encore une fois ñu jagleel ko suñu clientu promoteurs yi pour surtout éviter leen li ñuy wax
coût de reprise parce que bu ñu xaaree ba bâtiment bi pare ñu ñëw parce que tey ñëpp soxla fibre optique bi ñëpp soxla usage haut débit yooyu ñooy wax ñëpp a koy jëfandikoo donc bu ñu xaaree ba bâtiment bi pare wooñu li ñu daan faral di gis d'ailleurs dañu ñëwaat di tojaat dafay jël temps di nga dolliwaat xaalis et peut-être même di nga fekk ku câble ba pare nga testé ak normes yi affaire yi du jaar yoon donc reprise yooyu yëpp xaalis la temps la donc loolu lañ leen di bañal moo tax tey ñu ne xaaral fagaru balaa faju la ñuy wax. beneen bi mooy boo ñëwee tey Orange Business Service ci wàll moomu suñu experts yi lañ lay jagleel donc suñu experts yi dañuy tënku ci norme li ñuy wooyee câblage optique donc day tax ne di nga am lu yees dégg naa ngay wax sànq pour wax lu am qualité lay doon donc di wax rek suñu mbokk promoteurs yi même les architectes que ñu ñëw en fait ñu toog waxtaan si seeni pour intégrer projet yi nga xam ne in fine en fait buy pare donc usage haut débit yooyu seen clients yi soxla yi ñu soxla en fait dina fekk ñoom lépp dafay pare ñooñ dañuy ñëw rek dugg et puis commencer di nu mu tëgg di jëfandikoo li ñu soxla ci internet au début bi donc di wax rek ne suñu soxla liggéey ak ñun mën nañu dem en fait suñu site internet bi mooy www.orangebusiness.sn mën nañu aussi contacter le 3 fois 800 donc 800 mën nañu fekk aussi ci réseaux sociaux bi Twitter picc bi wala LinkedIn donc ba sax ñi nga xam ne les petites entreprises aussi mën nañu ñëw ci suñu espace pro ci agence yi nga xam ne am nañ espace professionnel en fait pro bu ñu leen jagleel foofu dinañ leen mën a accompagner incha allah voilà. mais question bi moom su ma la ko posé wul moom xam naa ne moom dinañ ma xëcc samay nopp parce que depuis sànq ñu ngi wax conception donc dès le début ñu dugal fibre optique mais yow promoteur yi ngay waxal ak constructeur ñi nga xamante ne c'est des constructeurs professionnels tey jii nii bu nekkee man mii damaa bëgg a tabax sama kër est-ce que tey jii man mën naa ñëw am ci service boobu. alors ni ci biir Sonatel ñuy liggéey ci wàllum entreprise yi noonu la ñu amee aussi ay collègues yi nga xam ne ñoom ñooy jëflanteeg résidentiels yi donc effectivement les particuliers également résidentiels donc mën nañu ñëw jëflanteeg ñun pour am nu mu tuddati câblage seen kër yi pour am in fine au débit bi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Mariama. di remercier aussi suñu partenaire bi Focus Immobilier tey mi permettre li yëpp am. En tout cas merci et c'est avec ce beau sourire comme on a l'habitude de le dire ci la ñuy tëjee émission wu tey bi di fàttali rek ne tey dañ ci àndoon ak Orange Business Service la ko waraloon nag mooy dañoo am ab produit bi nga xamante ne bu yees la pour ñiy tabax rawatina nag tabaxkat yi nga xamante ne ay professionnels lañu suñu waxee loolu mooy les constructeurs ak ñi nga xamante ni ñoom ay promoteurs immobiliers lañu bu ñuy def seen kon liggéey seen ay projet ñu mën ci rek daal di dugal fibre optique bi donc à la base ñoom am nañ ci kon ay solution câblage yi nga xamante ni yu doy waar la nga xamante ni boo paree ci sa bâtiment doo fi nekk kon di wutiwaat kon waa Sonatel wala waa Orange pour ñu mën la rek daal di dugalal sa câblage donc c'est très 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 important ce sont des innovations comme ça la ñuy rek bëgg di wane saa su ne ci seen émission sama kër di leen jaajëfal nag bu baax a baax di leen jox dig daje nag beneen yoon ci seen émission sama kër. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa